man maa ngi tudd Mamadou Ndiaye nekk coordonnateur intérimaire bu collectif pour l'extension du village de Ngor nekk ci un ensemble de collectif bu composé de Ngor Wakam Yoff. fi mu toll nii gannaaw ba nga xamee ne Lions yi jox nañ leen ay terrain neexale leen ko njiitu réew mi Macky Sall te mu laal li nga xamante ne moom moo di aéroport bu Léopold Sédar Senghor dañoo gis ay ndawal lébu yu bari yoo xamante ne dañoo jóg ngir taxaw temm ngir wax ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi Macky Sall mu delloo leen ko ndax seen moomeel la ban jàngat ngay indi ci loolu. waaw bon xam naa bu nit ñi di wax ne dañu jox Lions yi c'est vrai amalgame boobu mu ngi ci am xëy na am na lu mu ci def c'est vrai am na lu mu ci def parce que gis nañ ne xale yi ñoom rebondir nañ ci loolu mais par contre ñun collectif yi juddu nañ avant ñuy jox Lions yi ay suuf te combat bi aussi yàgg na vraiment yàgg na depuis que Ablaye Wade wax délocalisation aéroport bi defoon na sax envoyé noonu ay émissaires fii ñu ñëw seet si chef du village bi à l'époque biñ ko délocaliser ak ñu commencé di joxe suuf si depuis boobu ba léegi la affaire bi judd xeex bi taxaw Lions yi nag dafa am lu mu si def mais taxu ko jóg am na lu mu si def mais taxu ko jóg parce que li tax mu am lu mu si def mooy ne ñun boobu ba léegi dañu nekk di def la demande di ko laaj état du Sénégal malheureusement état du Sénégal répondre ñu tontuwuñu boobu ba léegi ba pare ñu xëy dégg ko muy maye ci koo xamante ne laajul du dëgg donc ngeen gis frustration bi muy def ci nit ki mettez-vous à notre place rek yaa ngi laaj benn affaire te yow li ngay laaj da nga am ay arguments yu solide yu bari yu dajaloo pour nga laaj nga benn duñ la tontu duñ la déglu ba pare di la soofantal léegi ñu yokkaat si nag jëlaat di jox ñeneen ñoo xamante ne soxlaaw ñu ba pare dañ koy jaay sax ñenn ñi après waxuma sax kaaw Lions yi de mais aéroport bi su ngeen fu duggee di ngeen comprendre lu bari di ngeen am surprise yu rëy rëy parce que la fa gaa yi def ñaaw na ba. dañ fa def ay lotissement yu bari séddoo ko. ñenn ñoo ko séddoo exactement. parce que xam nga booy wax dara dañuy tam bëgg tamit mu leer. non li ma leen di wax lenn la lu leer a leer tey jii par exemple am na 21 hectares boo xamante ne Macky Sall bi mu faloo type départ type xam nga dafa ñëw bloqué lépp ci aéroport bi mu ko bloqué bi mu li ci toppaat mooy dagg benn 21 hectares la ñu njëkk a dagg. ñu nekk fa di ko opposé bi ñu koy opposé ñu dem ñu permettre ñu dem amaji renseignement bi au niveau du ministère du cadre de vie et de Diène Farba Sarr la woon quoi ministère bi mu yoroon parce que après ça a changé quoi Diène Farba Sarr moo newoon ministère boobu ñoom ñoo doon def lotissement boobu mais lotissement boobu bi mu amee ba pare nit ñi ñu ko jox mais ñoom ñu neen la ñoom seen biir la et ça fait 900 et quelques parcelles la ñu dagg pour ñoom et booru Ngor bi lañ ko def vous voyez un peu ce que ça fait léegi nga dem foofu nii ni may wax ak yow nii boo demee foofu soo bëggee benn parcelle am na ñuy jaay am na yuñ si jaay yu bari am na ñu jënd ba tabax ba dëkk am na yu ñuy jaay en ce moment là donc ce qui veut dire que ñoom ñi ko doon jël noonu dañu ko jël te soxlaawuñu ko tu vois ce que ça veut dire loolu ay fait la yoo xamante ne te du benn boobu ay yeneen ak yeneen ak yeneen bii si mujjee dégg ngeen recasement les gars de Tobago dégg ngeen fi CDC 30 hectares dégg ngeen fi sax un parc animalier pendant que les êtres humains qui habitent Ngor Wakam Yoff amuñu fu ñu dëkk di ko demander en plus de ça ba pare yemuñu si di ko demander parce que aussi dafa am leneen lu si nekk dañu ko moom boo waxee ñu ne dañu jaayoon dañu leen joxoon dara dañu defoon lii dañu defoon la ñun on reste sur cette position dañu ko moom li tax ñu moom ko mooy dafa am situation bu am situation bi mooy ne dafa am ab guerre bu am au niveau mondial ñu wax la guerre mondiale de 39-45 ñu soxlaa benn aéroport
ñu jël aéroport boobu ñëw samp ko fii biñ koy samp fii ñu ñëw fekk ko mu nekk ay titres fonciers donc ce qui veut dire que ne tey bu fa guerre boobu amul woon wala defuñu fi woon aéroport bi tey ces terres allaient nous revenir de ces terres allaient être à notre disposition du dëgg day fekk ñu moom ko ba tey jii day fekk tey ñoo xam dañuy jaay ñoo xam dañuy dëkke ñoo xam lu mu mënti doon mais day fekk ñu moom ko ba tey jii bu aéroport boobu amul woon la même chose la ñu def au niveau des Almadies la même chose la ñu fa def donc ce qui veut dire que ne ñun li ñuy wax lu wér la si ñun lu ñor la si ñun te lu ñu mën a argumenter la te lu xel mën a nangu la pour que Sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi déglu coow li ñu mën see édifié wu par rapport ak lii di xew parce que des fois da ngay dégg yenn Sénégalais ñun aéroport bi ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp a si yem wallaay dëgg la tant que mu ngi doon nekk pour l'utilité publique ñun loolu lañ ko joxe woon pour que mu nekk pour la cause d'utilité publique on est d'accord sur ça mais pendant que ñu jël ko nag génne ko si cause d'utilité publique boobu état bi si boppam di créer ay baux di ko jox ñi ko neex pendant ce temps mu bàyyi ñu fi ñun ñi nga xamante ne ñooy autochtones yi parce que ñun ñoo gën a jege ñoo gën a yey beneen bi argument bi nga xamante ne moo si nekkaat mooy ne ñun yéen ñëpp xool leen on vit de la pêche yéen a ngay gis gaal yi ni ñu bëree yéen a ngay gis bateau yi lii la ñuy dund donc fii c'est notre élément naturel fii lañ mën a vivre fii lañ mën a évoluer vous voyez un peu ce que cela veut dire. mais gis nañ tamit par exemple li nga xamante ne moom la ndaw lébu yi di xeexee parce que depuis que ba coowal suufu stade autant pour moi excusez-moi aéroport Léopold Sédar Senghor bi sulleekoo ba tey ay ndaw dañuy génn di manifester ba am na sax ay arrestation est-ce que tamit noonu ngeen war a xeexee exactement. waaw xam nga tey jii par exemple koo xamante ne lu ñoo du luñ cautionné mais liñ mën a wax lenn la xam nga tey jii am na koo xamante ne fa mu toll moom rek moo xam fa mu toll ba am dayoo bu mu ko jox tolluwaayam moom moo ko xam ba am dayoo bu mu ko jox du dëgg waaye gis ngeen xale yooyu ñun wax nañ leen tare nañ leen mais boo leen dégloo ñu wax yow da ngay am problème fan ngay taxawee parce que lan moo tax xale yooyu ñoom ñooy fanaan ci garage bi. fanaan ci garage pour lan. mais c'est parce que dama ne la tey jii Ngor village mu ngi occupé 1,50 1,5 km la occupé Ngor village la population communale mu ngi nekk 22 000 habitants au kilomètre carré te superficie communale bi mu ngi nekk 4,5 km léegi yow nga xool léegi sur les 22 000 habitants au kilomètre carré nga dëppale ko si 1,5 km bii nga xamante ne moom la population yi dëkk ça te fait plus de 40 000 habitants au kilomètre carré ça te fait plus de 40 000 kilomètres carrés 40 000 habitants au kilomètre carré léegi kooku am na fu muy xalaate naan damay déglu leex damay xaar leex damay def lali pendant que aéroport bi di jeex kooku amul xalaat boobu yow boo amee xalaatu naan nañ organiser ak nañ def lii moom amul xalaat boobu ñun loolu la ñu tontu ñoom yéen a tal ay wax. est-ce que fi mu toll nii ñoom seen ñaxtu bi ak seen affrontement yi ak takk der yi est-ce que am nañ réponse ci li nga xamante ne moom lañ doon wut est-ce que suñu njiit yi est-ce que déglu nañ leen est-ce que def nañ benn pas. ah Macky Sall day wax na keroog ci appel bi li mu wax nag xamuñu lan ma la ci jublu balaa mel na gendarme yi ñu gaañ waaye ñu nit balaa mel nañ xale yi ñu gaañ ci Ngor te ñu ngay demander aussi xale yi ñu jàpp. ñu bàyyi leen 9 lañ jàpp nañ leen arrêté leen arbitrairement ay civil ñoo leen jàpp loolu aussi il faut que ñu leeral ko te ñu ngi leen jàpp ci biir village bi lañ leen jàpp. ay civil ñoo leen jàpp. ay civil maanaam c'est des gens qui n'étaient pas en tenue si c'est des gendarmes ou pas xamuñu parce que kenn wonu la ci carte xale yi ñoo leen jàpp te ñu ngi leen jàppe ci biir village bi lañ leen jàppe loolu aussi c'est un fait beneen bi li ñu bëgg a waxaat mooy lan mooy ne xale yooyu ils étaient pas concernés par li doon am fekk ñu leen ñuy sànni ay xeer
fekk ñu leen ñuy sànni ay xeer mais li ñu bëgg a waxaat foofu mooy leen liñ doon wax lépp mooy li am noonu parce que xale yooyu duñ tëdd ci ab lal ñu ngi leen jàpp vers les coups de 2 heures 3 heures du matin heure yooyu lañ leen jàpp tardivement dans la soirée ñu jàpp leen yóbbu leen foofu donc kooku soo ne jàpp nga il faut que nga am noo ko tudde ñun liñ ko tudde ñoom jaaxal nañ léegi pendant ce temps le président Macky Sall mu ne lan léegi ñun du nii la ñuy régler problème violence du ko régler mais seeni maire yaa ngi fi seeni préfet yaa ngi fi gouverneur yaa ngi fi ministre yaa ngi fi man sax maa ngi fi moom Macky Sall du noonu la waxe ñu dégg ko waaye nag amul correspondance bu dul correspondance su jinde bind nañ ko dem nañ fu nekk gouverneur am yooyu am na si koo xamante ne Mohamed Fall la tudd moom la kii remplace bi mu toogee mos nañu feewoo ba defoon courrier envoyé ko au sous-préfet des Almadies kooku daal di andi courrier bi jàllale ko si mag ñi pour que ñu ñëw toog ne moom gouverneur Fall mu ne Macky Sall jox na ko ndigal pour mu woo tout ce qui ont rapport avec le cadastre et la conservation foncière ñiy séq affaire aéroport bi ñu daje toog ak ñun dëkk bu nekk envoyé 2 éléments bu ñu toogee ñu waxtaan ñu trouver solution duñ leen jox lépp mais dinañ leen defal ay lotissement administratif ngeen jël leneen li état bi jël ko lii wax nañ ko fi waaye ba tey ji amul et pendant ce temps directeur des domaines bi fi nekkoon ak directeur des impôts et domaines bi fi nekkoon à l'époque sooy wax ak ñoom liñ doon wax ak lii ñii di wax bokkul te ñooñu ñombe ju bare ñoo ko fi def ñombe ju bare ñii ñu wàcceel ñoo ko fi def ñii ñëwati ñu foog ne ñooy tane mais ñoo gën a pire ñëpp parce que lépp loo xamante ne mu ngi wër aéroport bi tey jii maa leen koy jox lépp lu wër aéroport bi dafa amoon lu ñuy wax une bande verte bu ñu ginnaaw bi ñu daggee li ñuy wax le mur la clôture dafa amaat beneen bande verte bu ko wëraat boobu mooy doon tax kenn du construire jigéen aéroport bi tu vois léegi loolu actuellement nii ñu ngi koy daggate comme c'est pas possible nu leen neex lañ ko defee yaa ngi dégg te sans compter li nga xamante ne mu ngi ci biir aéroport bi ñun li ñu xam barey na de. léegi li ngeen xam bari na kenn du ko weddi mais fi mu toll nii njiitu réew mi génn na am na benn message bu mu leen jot a jox nee na moom sax mu ngi fi. léegi fi mu toll nii lan ngeen fas yéenee def ak ban tontu ngeen koy indil. waaw xam nga dinañ ci def xam nga li ñu naan kilifa kenn du ko tiiñal mais ñun courrier yi ñu yor yi ñu envoyé yëpp mu ngi fi waaye ginnaaw wax na loolu dinañ rebondir ci loolu def courrier boo xamante ne bu ñu paree danañ woon àddina gépp ne courrier baa ngi envoyé nañ ko loolu moom dinañ ko def dinañ leen woon yi passé waaye dinañ leen woon bi ñuy mujjee def dinañ ci rebondir comme loolu la wax waaye li fi nekk defe naa ne soxlaawul woon mu wax loolu li mu soxlaa woon mooy ne kaay leen ñu ma déglu leen ngeen wax ma lan mooy seen problème ginnaaw xam na sax problème bi parce que amul benn yoon bu mu ko xamul porte parole Laayeen Mouhamad Lamine bu waa kër maam Seydina Limaamu ñun ñooy suñuy kilifa dañ ko joxoon mémorandum boobu Macky Sall àndoon ak moom umra sa Kaaba ga la ko joxe si kanamu Kaaba gi la ko Macky Sall la ko porte parole bi sang bi joxe mémorandum boobu ba mu laaj ko sax lan mooy tànk mu explique ko liy tànk donc bu toogee tey mu ne mu ngi fi comme pour waxtaan acca d'accord nañ ñu ngi koy xaaraat comme bind nañ wax nañ def nañ lépp lu ñu waroon def mu toog ba tey mu ne léegi dafa soxlaa ñu wax ñun pare nañ pour wax te moom rek mooy suñu interlocuteur moom kese mooy suñu interlocuteur parce que lii ñuy wax nii kenn amu si ndogal ku dul moom aéroport bi kenn du si dagg te Macky Sall daggu ko